jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Sénégal 7 amaan nañu mbégte di ànd yéen seen émission 13 minutes de vérité tey nag ñu fas yéene dugg biir géejawaay xam ngeen ko ba léegi coow la ci réew mi ndax installé guñu bureau bi définitivement ngir Ahmed Aïdara ak ñu mu àndal fas yéene soobu ci liggéey bi la ca xew yëpp xam ngeen ko dund ngeen ko diggante jeudi jàpp vendredi Ahmed Aïdara mujj na moom ci anam gi mu ko xalaatee samp ay ñoñom sàkk ci ñoom tey ci lundi bi ñu tàmbali liggéey bi ci waxtaan bi tey ñu ci ànd ak koo xamante ni moo nekkoon premier adjoint au maire sortant wala bokk ex maire di Alioune Sall ki ñu fi dalal tey ñu fas yéene waxtaanee actualité yooyu muy Ablaye Mbaye moom tey mooy sunu gan ñu fas yéene dikk ak moom ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne amoon na foofu ca Géejawaay ñoom nan lañ ko dundee ak it la ñu jàpp ne xëy na mooy dëgg ci mbir yi ba keroog ñuy installé définitivement ñi nga xamante ne ñooy équipe bi composé maanaam conseiller ca ville bu Guédiawaye Ablaye Mbaye am naa mbégte lool di la dalal mbayeen bi xam naa ndekki nga moom laata nga yegsi. non xam nga ñun du ñu ndekki turu yàlla la ñuy dunde quoi. turu yàlla 99 de bëri na de. moom la ñuy dunde ay sëriñ la ñun. maa ngi lay fay bu baax. bàyyi am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax alhamdulilah. kontaan naa dalal la ci 13 minutes. maa la gën a kontaan ñëw fii ci seen chaîne Sénégal 7. bi nga xamante ni c'est très suivi. merci loolu moom dama ci kontaan trop. alors est-ce que xalaatoon ngeen ci bi ngeen di sóobu ci élection yi nii le lendemain Aliou Sall dina dégg ex maire. waaw d'abord balaa may ñëw ci question bi. nga may ma nuyoo tuuti rek. nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp nuyu waa Sénégal waa Guédiawaye. di nuyu suma maire monsieur Aliou Sall nga xamante ni bokk na ci c'est l'un des meilleurs maires du Sénégal. oui ndax. jaar-jaaram depuis 2014 ci bopp ville de Guédiawaye ak réalisation yam fa def nga xamante ni nekk na loo xamante ni lu am solo la population bi yëg nañ ko sentir nañ ko ak jaar-jaaram ci bopp AMS nga xamante ni bari na lu bëri ci maire amoon na ko comme ay manquement bi mu ñëwee il a su relever le défi yokk statut maire jox ko fexe ba nga xamante ni liggéey bi yombal na lu bëri lu nga xamante ne entre maire ak le pouvoir central l'État entre maire ak le pouvoir décentralisé entre maire ak les projets publics privés nga xamante ni def na ci ay jéego yu bëri bi ma anecdote bi ma ciy def rek mooy que ni je me rappelle amoon na benn sommet bu amoon entre le président et l'ensemble des maires du Sénégal mu jóg ni gouvernement bi bàyyi leen di ñëw ci biir collectivités locales yi di tabax ay salles de classe di jéggi maire yi dooleel leen maire yi bàyyi leen maire yi ñu defar li ñuy defar jox leen les moyens te boobu ba léegi gouvernement bi daf ko dégg donc loolu lay wane ni bu njëkkoon projet yi daan ñëw ci biir ville yi phase de conception bi sax maire bi du ko yëg dañuy ñëw rek ni ko tel projet lañ di defar mais ci reñam tey bokk na léegi lu ñuy def ba ci phase de conception ba ci mise en œuvre bi léegi les maires dañ ci fekke projet yi nga xamante ni moo am Guédiawaye yëpp ñu réaliser ko muy ay grands projets franchement c'est des dossiers yoo xamante ni daf ko réfléchir tëgg ko parce que il a une vision ñëw défendre projet yi. ba mais justement loolu yëpp nga wax teewul waa Guédiawaye dañ ko ne soxlawuñ la ren. waaw xam nga. ci juróomi at yi ñu jëm doy na. ci juróomi at yi ñu jëm doy na loolu aussi xam nga jàmm moom. booy dem ci xare da ngay jàpp ne xare nga jëm. comme mën nga gagner comme mën nga perdre. mais li am solo mooy buñ la falee. li population bi doon xaar nga def ko te Guédiawaye wax dëgg yàlla de. foo tourné dañ naan Aliou Sall de perte na waaye liggéey na Guédiawaye. lu ko perte la. xamuñu ko parce que li nga xamante ni moom la attente bi yéen population bi doon xaantu ñun def nañ ko. yéen xamu leen ba léegi lan moo ko perte la. waaw mais xam nga politique xam nga élection dafa doy waar. dafa bari ay paramètres. mais li am solo ba am solo mooy buñ la falee yow. mission bi ñu doon xaar ci yow def nga ko xam nga maire moom man souvent dama koy wax ñett la rek cadre de vie. éducation santé. te foog naa ne cadre de vie boo ko waxee wax nga éclairage public. boo demee Guédiawaye solaire baa ngi daw Guédiawaye mi ngi leer comme bëccëg. boo waxee cadre de vie wax nga assainissement Guédiawaye déggatoo fa mbënd. boo waxee cadre de vie wax nga mobilité urbaine gis nga tali yi Guédiawaye boo waxee cadre de vie wax nga pavage on a presque fait 15 kilomètres. non loolu kay leer na loolu kay jot ngeen ko wax ci élection yu génn ci campagne bi leeral ngeen def ngeen seen bilan on a même entendu le maire wax ci ñi ci cadre de vie wax nga infrastructure justement oui boo waxee cadre de vie wax nga lépp li nga xamante ni tey doomu aadama da koy yelloo pour mën a dund ci jàmm beneen bi aussi dama koy wax dama naan éducation
parce que waaw mais éducation on est d'accord xam nga doo fi ñëwaat nag di defaat campagne boo xam te ne loolu jàll nañ ko aussi- loolu moom def ngeen ko yooyu Vas-y. ngeen ci def yëpp waa Guédiawaye gis nañ Merci ko beaucoup. mujj nañoo décider la ñuy décider mooy Ahmed Aïdara mooy wéyal liggéey bi Alioune la mu defoon jàpp nañu ni foofu la ca mën a yem mais ba léegi évaluer wu leen parce que man loolu lu ma bëgg a xam la waaw xam nga- évaluer wu leen pour xam lan moo tax ngeen daanu xam nga élection dafa bari ay paramètres wax naa ko sànq le fait que ngay dem élection ñàkk mën na bañ a jóge ci bilan maire bi mais mën na jóge ci yeneen yoo xamante ni doo ko mën a expliquer Comme yan? mais li am solo mooy ñun évaluer nañ xam nañ bu baax xam nañ fu ñuy teg suñu tànk continuer suñu lu ngeen xam politique. parce que tamit Non, baax na xam nga- waa xam nga- Guédiawaye yi nga xam xamante nga- ne ñoom ngeen nekkaloon ñu xam xam nga man xam naa ni waa Guédiawaye ñun lañ àndal xam nga lu tax Guédiawaye 5 communes la 5 communes yi Benno Bokk Yaakaar a gagné les 3 communes oui Yewwi Askan bi gagné 2 communes oui ak ville de Guédiawaye kon boo xoolee ñun ci conseils yi nga am ñoo nekk Guédiawaye ñun am nañ 25 conseils de plus dans l'ensemble du territoire de Guédiawaye am nañ 25 conseils de plus kon affaire bi boo mais ce xoolee n'est pas le plus symbolique waaw ce n'est pas le plus symbolique. waaw, le mais plus symbolique moom laa lay mooy wax daanu- xam nga moom Aliou laa lay Sall, wax oui. xam nga daanu Aliou Sall daanuwul ah oui non Aliou Sall daanuwul Aliou Sall Guédiawaye Perte de moom lañ ville de voté. Guédiawaye mais xam bu nga daanu. xam nga Cissé élection boo koy évaluer tey doo ñëw ci télé bi wala ci àdduna yëpp di la seetaan nga naan lii moo ma daaneel lii daaneelu ma en tout cas ñun xam mais nañ loolu nag dafa am solo quand waaw même. dafa am solo mais Nit xam ñi nañ xam ko ko. xam nañ ko mais boo koy régler doo ko wax ci place publique Parce que for nañ ci weewu bëy que ni même ci biir au sein de Benno du ñu bëri ñoo àndoon ak choix wu du bëri ñoo ànd ak Aliou Sall loolu gis nañ ko même seen adversité moom dem na ba ñëpp xam nañ ko moo xam loolu wax dëgg yàlla waaw seen biir camp moom dama ni loolu moom wax dëgg ñàkk a jubóo yàlla daf ci am. man yëguma ko wax dëgg yàlla gisuma ko man li ma gisoon ci campagne bi mooy responsable yëpp xeex nañ ànd doon benn bokk ndey ak baay dem au front yàlla dogal na li muy dogal xam nañ nee naa la loolu du lu ñuy teg ci ay cuisine interne d'accord xam naa ne lu mu yàgg-yàgg moom dinañ ci voilà, am c'est dara ça. ndax comme sa njiit nee na dina rebondir jeexagul te dina ñëw te loolu dina ci ñëw sax ci perspective Ok, yi maanaam ok, Aliou fan la merci. jëm D'accord. parce que am na yu bëri ñoo xam ne ñu ngi ko fay xaare mais déjà ce qui s'est passé wax naa ko sànq jeudi bi ak vendredi bi xëy gars yi xëy nañ tey bon xam loolu nga Ahmed le nouveau maire waxul waaw c'est le nouveau maire ñu nangu ko xam nga Aliou foofu laay waxee grandeur am xam nga nit li tax Sénégal yëpp naw ko boobu ak léegi te ma ko ciy félicité mooy grandeur bi mu am mooy bi résultat yi génnee aussitôt à 3 heures du matin la félicité Yewwi Askan bi nangu dogal bi xam ni Ahmed Aïdara mooy maire mu nangu ko léegi nag buñ dee taxaw naan Aliou day dem ca conseil bi parce que nanguwul dogal bi ku nanguwul dogal doo def loolu muy benn ñaareel ba aussi bi résultat yi génnee xam nga élection yi dafa am suffrage direct ci la maire Oui. mooy maire dañ koy élire direct au suffrage universel direct les adjoints au maire conseil municipal bi ñoo koy élire résultat yi bi mu génnee Aliou nekk Ahmed Aïdara nekk na maire waaye ci biir conseil bi amul majorité parce que li am mooy Benno Bokk Yaakaar am na 37 conseillers parce que dafa am 17 ci liste proportionnelle bi am 20 ci 3 communes yi mu gagné foofu laa doon waxee ni ñoo gagné 3 communes 20 yooyu ñoo jóge ci 3 communes yi 17 bi jóge ci liste proportionnelle bi liste proportionnelle boobu Aliou Sall moo ko présidé woon moo ko jiite woon moo nekkoon tête de liste looloo tax sax ñu bari xaw nañ poser question naan Aliou lan lay def ci salle bi waaw parce que Aliou conseiller municipal la comme ni ko candidat Yewwi bi nekkee jiite woon liste bi comme ni ko candidat Wallu bi nekkee woon ca salle ba jiite woon liste bi comme ni ko candidat Gëm Sa Bopp nekkee woon ca salle ba jiite woon liste bi comme ni ko candidat Buntu bi jiite woon liste bi nekk fa comme ni ko candidat Ànd Nawle bi nekk woon jiite woon liste bi nekk kon da fa nga wax ne njuumte la ci Ahmed Aïdara mu ne ko génnal salle bi mu ne génnal salle bi parce que Aliou conseil municipal la jot convocation ci préfet ñëw wuy si tey mënoon a def procuration comme les maires man maire yi ma xam yëpp bu ñu musaan a perte dañuy nekk conseil municipal mais dootuñu ñëwati ci conseil ba mais Aliou pour wane ni moom grandeur am ak bëgg liggéey Guédiawaye ak wane ni moom c'est un homme politique poli parce que comportement am gis ngeen ko fa mu ñëw toog fa mu war a toog comme tous les conseillers. mais est-ce que toog def boobu loolu lay devoiram. firndeel am nañu jàpp ni toogam boobu c'était juste pour la mu wax ak yenn conseils yi parce que jàpp nañ ne guerre dafa dugg ci ñenn ñuy wax waaw xam nga c'était loolu pour que xam nga loolu mu assistel boppam déedéet li mu jot a liggéey en amont xam nga loolu
da ngeen di wax naan c'était supposé ndax lii la mais li ko yoon may mooy Aliou conseil municipal la ñëw na toog comme tous les conseils municipaux c'est ça la vérité donc droit la ñuy wax ak wax li nga xamante ni moom la code bi wax un conseiller bu ñu la convoqué da ngay ñëw boo amee empêchement nga def procuration mais amul benn empêchement lan moo tax du ñëw wala déet dafa war a ñëw wala warul ñëw dafa war a ñëw parce que c'est un conseil élu te conseil bu nekk tu représentes 1750 voix d'après les résultats à Guédiawaye conseil bu nekk 1750 personnes voté nañ nga bëgg a jël seen voix yëpp teg ko sa kër ndax lan dama perte du ma ñëw Aliou c'est un homme politique moo tax mu ñëw toog assister léegi nag ginnaaw dafa ger nee nañ ñi nga xamante ni ñooy yeneen coalition yi nga xamante ni ci ñun lañ bokk parce que ay liste parallèle lañ woon te ñooñu ay kilifa lañ xam nga foofu laa lay waxee ni parfois politique booy wax aussi da ngay wax lu la wóor te bul ñàkk ba tax ngay saaga sa nawle di ko taqal deram loo xamante ni rafetul parce que munoo taxaw xool ay responsable yu toll noonu nga ne dañ leen a ger mais ger leen pour la ñooñ di ay homme politique xam seen mission xam ni ñoom dañoo war a ànd ak Benno Bokk Yaakaar pour ñu am cohabitation ci bureau municipal bi nga ne dañ leen a ger Aliou amul lu muy gere ci politique ah non loolu amul Aliou amul lu muy gere politique amul xaalis bu muy jox nit di ko ger amul terrain bu muy jox nit di ko ger loolu ñuy wax ay waxu kasaw la ay wax yoo xamante ne la booy diig da ngay wut foo jafandu mais foofu ñu jafandu baaxul parce que ñooñu ñuy saaga ay nit yu baax lañ ay nit yu sell lañ ay nit yu gëm seen bopp lañ te man xam naa leen kenn ku ci nekk billaahi wallahi taala kenn ku ci nekk faale woo 1 franc wu doomu aadama pour jël décision parce que ñoom ñëpp ay kilifa lañ donc loolu ay wax la yoo xamante ni maanaam dama ci sax rus dama ci am gàcce ñu koy wax ci seen i nawle seen i collègue parce que dès leer ko yéen a bokk conseil municipal bi ñooñu say collègue lañ kon sa collègue waroo ko wax bu ñaaw parce que même bu farut ak yow c'est ton collègue te da ngeen a war a cheminer pendant 7 ans kon booy wax da ngay wax lu la wóor amuñu kenn ku ñu fa ger mais kon dafa mel ni yéen tàmbaleeguñu ngeen am déception seen njiit yu yees yi waaw mais déception boobu dafa metti parce que xam nga